Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. Tiwaawoon na woote kon nag wuy ji leen. Asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi fii ci Tiwaawan xadara sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla fayal. Amiin amiin. di jotal ndigal lu jógee ci sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes yàlla yàlla wéral ko te sàmm ko. Amiin. ay rakkam sëñ Maodo Sy Dabakh ak sëñ Babacar Sy ab jëm ci njabootam bu tedd bu sell gi toog ngeen xam ni tey jii ñoo war a yëkkati ay kàddu ci ndigalu seen wuy jur jëmee ci taalibe yi nekk ci réew mi ak ci diaspora ndax xam na ni sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo fondé woon li nga xam ni mooy daayira ba ñépp roy ko jox ci ndigal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci bopp daayira kiram ñu ñëw fi 1930 ziare si góor kon jëfe ndigal di jóge ci kilifa mën naa maye baat looloo tax loolee wéy ba dëgg sëriñ bi ni ñu ñëw fii wax li nga xam ne moo jëm ci ziar ku tedd bu baax ki nga xam ni mooy taawu sëriñ sëti sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu muy sëñ Mansour Sy Djamil mi ngi toog yàlla na yàlla wéral ko te sàmm. Amiin amiin. mu ñëw magale jataay bi mu ni am na kàddu yu ñu war a yëkkati sant ko ki nga xam ni mooy soldat bokk na ci soldat yi kër muy sëñ Moustapha Sy Al Amin yàlla na yàlla wéral ko te sàmm. Amiin amiin. mi ngi feggoog ki nga xam ne mooy sëñ Habib mi nga xam ne man nanoo jàpp ni ministre des affaires étrangères la fii nga xam ni mooy kër maamam bokk ci xadara maam Seydi Hadji Malick radiyallahu mi ngi den nag ki nga xam mooy sëñ Abdou Hamid mi nga xam ni moom taxawaayam moo yor communication wu lépp loo xam ni dafa jëm ci ki den nag moom mooy sëñ Pape Cissé bu soxna di borom taxawaay ñii ma toogal nag mooy président daayira kiram ak sëñ Cheikh Omar Sy ak sëñ Cheikh Omar Sy bu Seydi Djamil bu Seydi Djamil ñi ma toogal nag mooy président daayira kiram ak daayira Ahmadiyya kon mbokk yi dañuy jox kàddu gi ki nga xam mooy Serigne Moustapha Sy Al Amin mu jotal kàddu yu kilifaam wéy juram jëme ci mbooloo mi ak ci nekk taalib yi nekk ci réew mi ak ci biti réew Serigne bi kàddu gaa ngi la من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالعمل الصالح إلى يوم الدين
ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين. mbokki jullit yi ñuy déglu, mbokki taalibe yi, kilifa yu àdduna yeeg kilifa diine yi nga xamante ni tey ñooy sagu l'islam bi ci réew mi yépp, ñu ngi balaa nuy door gannaaw bi nu feeñalee sunu orma ci sunu kilifa yi nu séq, jiital ci sëriñ Mansour Sy Djamil di sunu mag di sunu goro, nuyuwaale kii ci sunu càmmoñ di sunu mag sëriñ Habib bu sëriñ di Mouhamadul Mansour borom daara yi. ñu ngi nuyuwaale sang yi nga xamante ni ñoo bokk toogandoo ak nun, jiital ci sëriñ Babacar Sy Cissé bu soxna Umul Xayr, sëriñ Sidi sëriñ Cheikh Omar al Fuuti al Maami, nuyuwaale itam sunu rakk Seydi Abdul Hamid mi nga xamante ni tey jataay bi mooy ki nga xamante ni moom lañ ko dénk ci ndigalal xadara malikiya. xadara malikiya ku ne xam na ni tey ki ko jiite mooy sunu baay sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour. moom la ñuy jotalal kàddoom, bu nu paree du ñàkk kilifa yi luñ ci rotal, waaye bi njëkk mooy ñu nuyu daairatul kiram mi nga xamante ni mooy umul dawair. daayira boobu ànd ko ak ñaari cheikham yi sëriñ Babacar Sy mës di boole, mu di daairatul ahmadiya ak fédération ahmadiya. ñoom ñaar ñoo séqoon ca Ndakaaru wóllëre sëriñ Babacar Sy boole leen, ñu ànd ko ak njabootam yépp, njabootu Seydil Hajj Malik yépp, mu jox leen ndigalal doxal daayira. doxal daayira dafa bokk ci li nga xamante ni mooy seen programme ci liggéeyu yàlla bi yàlla dénk teg ko ci seen loxo. ñu war di jiite njaboot yi, di leen gindi, di leen teg ci yoon ba bi mu leen di jox ndigal ci li nuy xaar nun ñépp, mu di ziyaara général. ziyaara général boobu tey moom la ñuy jotal kàddu wooteem moom xalifa bi ak mbooleem njaboot yi mu tënk, njaboot Seydi Hajj Malik yépp. ziyaar boobu 1930 ci la dénk magi Ndakaaru yi, ñu àndandoo daairatul kiram mi nga xamante ni mooy ndey daayira yépp, daairatul ahmadiya ak fédération ahmadiya, ñu àndandoo ak fédération Dakar ak li ko wër, coordination yi ko séq ci biir Ndakaaru, coordination Pikine, coordination Ngor, Yoof, Wakam. coordination yooyu ñooy àndandoo ak yeneeni mbooloo yu aju ci xadra bi ak mbooloo yi aju ci biir usines yi ñu di ay daayira d'entreprise, ñu àndandoo di jofal si fii ci Tiwaawan ci joxeñam pour fas yéene ñëw ziar si xalifa bi. mbooloo ma yooyu nag tey daayira yi ko séq ak mbooleem organisation wu jeunes yi, daairatul muqtafina, daairatul action daara ji, ak sunu doomi bàyyi ci ndigalal kii tey nga xamante ni mooy sunu kilifa di Seydi Mouhamadul Mansour, di ñi aju ci tarbiya Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Djamil, mu di jumelage wala union yi nga xamante ni mooy union dawaayir yi. ñu ànd séq liggéey boo xamante ni xalifa bi nii la ko bëggee woon nu ànde ko pour fas yéene yanu li nga xamante ni moo jëm ci saytu ziyaara boobu nga xamante ni taalibe yi danañ ko def jëmale si ko ci Tiwaawan, mu nekk occasion feddali wëllëre kóllëre taalibe yi, nun taalibe yi sunu kóllëre ci ñoom ñi sunu kilifa, te moom
mu nekk ki nga xamante ni mooy symbole kilifteef ga di Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour boole ci ak mbooleem banqaas yi nga xamante ni ñooy yëngu ci xadara malikiya banqaas yi nga xamante ni ñoo aju ci autorité am jiital ci Serigne Maodo Abdoul Aziz Dabakh Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak seeni rak njabootu Serigne Habib Serigne Maam Ousmane Serigne Khalifa ñu àndandoo pour woo mbooleem banqaas yi nag njabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Jamil njabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amin njabootu Serigne Papa Malick Sy njabootu Serigne Sidi Ahmed Sy defe naa su fekkee ni ku lim juum dañu ni déedéet doo juum da nga dul matal waaye yaakaar nañ ni ñooñu tey kàddu gii nuy jotal ci ndigalal xalifa bi Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour yàlla na ko yàlla dolli wér te dolli ko dëgëral te may ko ndam loo xamante ni ku fi mës a jaar doo ni mës a am ndam ndax ku fi nekkal mag ñi rek yaay mag ñi tabaarakallahu te moom moo fi nekkal mag ñi mu woonu ci gannaaw wax ni nañu organiser ziar général laaj nu ni mu ko bëggee nu ni fexe leen woo ñi ko daan séq ñépp ngeen waxtaan bu ngeen waxtaanee ngeen teg ko ci siyaasa kër Seydil Hadj Malick su boobaa itam ngeen doxal te bu leen bàyyi benn warteef buy war a tax ñu yegg ci ndam loolu nga xamante ni moom lañu daan gunge mu nekk itam loo xamante ni seetlu nañ ni dafa tombe woon ak ñaari at yu ñu toog kenn yëkkatiwul dara ci Sénégal ñaari at yoo xamante ni ci xereñteefam ak ñeewanteem ak yërmandeem mu woo njaboot gi gannaaw ba mu waxtaanee ak autorité sanitaire yi ñu xalaat ni la ca gën mooy tëj ak toog fas yéene teeru yabalu yàlla boobu mu yabal mu di feebaru Covid-19 ñépp tëj mu méngoo it ak bis bi nuy tëj la tombe ak ziar bi ñu war koo organiser mu joxe ndigal la taalibe fu ko ndigal jotee dafay daal di taxaw ñépp àndandoo mu seqoon ko ak sunu wayjur wa El Hadj Malick bu Seydi Aboubacar Sy ñu ànd d'accord ci ni nañu bàyyi ziar bi gàmm soxna bi daan jiitu di samedi bi nañu ko bàyyi nañu tëj jumaa yi nañu tëj activité yi ba keroog ñuy déggaat lu dal xel ci yëngatu ak jëfandiku loolu tabaarakallah yàlla dogal ñépp jëfe ay ndigalam seq ko ba léegi ba bi ñu demee ba yëg ni jàng nañu ci feebar bi lu mën a may nit mën koo dëkkaale ak moom te du ko lor docteur yi wax ni na ubbiwaat muy loo xamante ni ñépp ànd nañu ci Sénégal xam ni constance bu mel noonu ku mel ni moom rek la ko yàlla di sol mu ànd ko ak njabootam doxal loo xamante ni ñeewanteem feeñ na ci biir yërmandeem ci taalibe yi ak bokki jullit yi feeñ na ci biir ñu taxaw ba ndigalam jibaat ndigal loolu tey moom la jibalaat wax ma ni ma naa woo ñii nga xamante ni ñooy taaw ma woo Seydi Mouhamadul Mansour ibn Seydi Mouhamadul Moustapha toftal ca Sëriñ Mansour bu Seyid Cheikh Ahmed Tijani ca France woo Sëriñ Cheikh Tidiane Mouhamadul Mansour woo Sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz woo Sëriñ Khalifa Sy ndax booba Sëriñ Maam Ousmane dafa nekk ci tukki ñu àndandoo Sëriñ Mansour Sy Haj Abdoul Aziz yàlla dogal mu ñëwoon fi ca booba ñëw ñu toog ak moom wax ko mu rafetlu ñaan ay ñaanam ni kon nag noonu baax na ñoom ñii it kenn ku ci ne rafetlu
ndigalal xalifa bi rafetlu it ni mu ko santaane rafetlu it doxalin wi ni ma naa ca toftal sëriñ Abdul Aziz bu sëriñ Sidi Ahmed si ca Rutière ñu àndandoo ñoom ñëpp rafetlu àndandoo ànd ak moom ci ndigalam ànd ak moom ci li nga xamante ni moom la santaane fas yéene nag woo daairatul kiram daaira ahmadiya daaira fédération ahmadiya fédération Dakar fédération Rufisque fédération Thiès ndax ñii lu tax ñoo daan féq di ko joyel ak le COSCAS waa action daara ji ñëw waa mutamassikiina sëriñ Habib si bosam moom sëriñ Babacar si Abdoul Aziz ñu àndandoo ci salle bii la ñu daje waxtaan lu jëm ci fexe melal yéene xalifa bi ci ndigalam ci bëgg-bëggam ci yoon wa war te mooy yoonu xaqiqa Seydil Hajj Malick defe naa bi ñu waxtaanee ci le comité d'organisation boobu teew bu njëkkoon daawuñu def lu dul comité ñoo daan rocciku rek dem toog ak le préfet de Tivaouane bu demee wax ko li nga xamante ni mooy li ñu bëgg te xalifa bi bëgg ko ci melal bis bi melokaanu bis boobu su ko yëgee moom mooy jokkoo ak ñi ko jiite te yilif ko ci wàllu réew mi muy le président le ministre de l'intérieur ak mbooleem gouvernement ñi ci aju ci war a yëngatu ci liggéey bi moom moo ca daan waxtaan ak ñoom waaye bii yoon dañu woo wax préfet bu département ni na organiser CDD boobu def nañ ko fii comité d'organisation bi en général ñëpp bu ñu mënul a teew ñi ci ëpp solo teew nañu ñu waxtaane lu jëm ci xool yenn aajo moo gën ak jamono bi mu méngool wëlbatiku ñu yem foog ni foofa lay yem sëriñ Habib doon waxtaan ak le ministre mu wax ko ni ko loolu du doy danaa woo gouverneur bu Thiès mu organiser CRD ndax ku xool ziar bi jamono bi mu tombeel nekk na jamono bu taalibe yépp namm Tiwaawan namm feddali seen wëllëre ak kilifa gi nga xamante ni moo nekk Tiwaawan seeni kilifa seeni sëriñ nangu itam mu tombeek jamono boo xamante ni jamono bu nu may nu génn ci dalal sunu xel jëm ci wàllu feebar bii doonte la ba léegi mu ngi fi ñu ni kon nag lu mel noonu CRD moo koy sanctionné ñu def ko ci gouvernance bu Thiès mbokki taalibe yu ko war a fekk yépp fekke ko keroog man mi sëriñ Habib mi sëriñ Cheikh Oumar sëriñ Papa Cissé bu soxna Umul Xëy ñoo àndandoo ñëw teew ak chef de ak sëriñ Habib bosam àndandoo ak chef de service yi nga xamante ni ñoo séq liggéey jëm ci lu saytu ziar bi ndax mbooloo mi teew njabootu Sénégal kilifa yi ñu ni kon nag nañu ko waxtaane lépp luy mën a maye ñu ñëw dal ci ni ko kilifa gi bëgge def ko te du am benn tolof yaakaar naa loolu moo indi CRD boobu wax na ni sax dafa day jot rapport gouverneur bëgg na def bu national bi ci biir semaine waaw moom bu mu ci mën a doon rek xërte la ak yokk waaye yaakaar naa ni li ëpp solo moo doonoon xam ni kilifa gi bëgg na kilifa gi li mu bëgg njaboot gi yépp ñooy taxaw def ko ndax am na koo xamante ni bu soxlaa Dakar jinne ju ca yéeg dafay daldi te moom noonu la ko yàlla binde tey li mu soxla ziar bii sëriñ Babacar si turandoom lañ ko daan defal njaboot gi di ñëw di ko fekk si depuis 1930 muy dox ñi fi jaar ñëpp di sunuy kilifa kenn ku ci ne bu jotee am nga rôle boo ci joué doxal ko na mu gëne ca na mu gën a mate ca na mu gën a rafete ñoom ñooñu ñëpp tey ki ca mujjoon di Cheikh Alhaaj Abdoul Aziz Dabakh bi mu ñëwee te tombe ak moom mooy xalifa njabootu Seydi Hajj Maalik yépp mooy seen kilifa dafa ni siyaar bi séddee naa ko Sëriñ Babacar Si moo waral ñu ko ci tuddaat waaye ku ko moom ku ne kenn la mooy Seydi Hajj Maalik rawatina nag ku fi nekk di symbole Alaaji Maalik yaay ki ko moom mu di Seydi Aboubacar Si Mouhamadul Mansour yal na ko yàlla yokku dëgëral te dolli ko ndam
tabaarakallahu nu àndandoo ak moom ci ndigal loolu waxtaane ko ak chef de service yi yegg si tey ñu ni kon nag nañu jotal xibaar bi mu jàll ci Sénégal ak bitim réew ak àdduna bi mu jàll ci Sénégal mooy wooteem jëm ci mbokki taalibe yi jullitu yàlla yi taalibe cheikh yi njabooti bopp mbokku Sénégal ñi nu ko séqal mu di ñi jëm ci ëttu diine yi doore ko ci sëriñ Bachir mi nga xamante ni mooy xalifa Omariya jëm ci njabootu sëriñ Tuubaa yi fi nekk te tey ki fi nekk di sëriñ Muntaqa Mbakke yal na yàlla dolli leen leer te jàppale leen njabootu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Niass tey ka fa nekk di Cheikh Mahi Niass mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Niass yëpp njabootu Cheikh Abdoulaye Niass mbooleem njabootu Cheikh bu Kunta ñoom ñooñu nga xamante ni ñoo séq la ñu séq ci mbokk ak wëllëre njabootu Cerno Limaamu Laay ca Yoof njabootu Cenaba Sëriñ Abdoulahi Seck tabaarakallaa Asan Seck ñoom ñëpp ak mbooleem ñañu ko séqal ci yeneen ëtt yi Cheikh Ahmed Tidiane Ba ca Medina Gunaas Sëriñ Babacar Si Kan ca Kaolack rawatina mbooleem ëttu diine bu nekk ci Sénégal xalifa bi mu ngi lay yëgal ni bis boobu sa bisu njabootu l'islam bi yëpp bisu njabootu Sénégal yëpp la jëm nag ci beneen woote boo xamante ni mu ngi jëm ci mbooleem ñi mu ko séqal te ñu séq ak ñoom réew mi le président de la République ànd ko gouvernement am ci li gën a yaatu wàcc si ba ci ki gën a tuuti ci administration bi te sax duñu tuuti ñu ngi itam woote ci yéeneem moom xalifa bi jëmale ko ci njabootu jàngu bi mu di église bi ndax yàlla ngi dogal lépp lu nuy dox ci Sénégal ku ko mën a aaye war koo def ñëppay àndandoo ak yow ca loola wàcc si ba ci nag mbooleem parti politique yi mbooleem syndicat yi mbooleem njabooti ndaw yi jeunesse bi mbooleem jigéen ñi mbooleem Sénégal ci li gën a tuuti ba ci li gën a mag ñu ngi wooteem boobu nga xamante ni pour fas yéene rek incha allah mu nekk déclenchement wu activité wu xadara malikiya ci li gën a yaatu pour fas yéene jëlaat Pastef waaye bàyyiloowaat xel ni ba léegi li taxoon tëj bi am na lu fi des ba léegi mu di feebaru Covid ku ne xam na ni ba léegi ñu ngi santaanewaat di gën a taqoowaat ak li nga xamante ni moom la ñu tuddee ay mesures barrières yooyu ñu bàyyiwaale xel woo njiitu daayira yi njiitu fédération yi njiitu coordination yi mbooleem mbooloo bu aju ci xadara bi moo xam bu mu mën a doon sëg ñëw ci Tiwaawan nga taqoo ormal tegtal yi nga xamante ni moom la personnel sanitaire bi joxe ci masque yi jëm ci gel yi jëm ci wàccaay ak ñàkk dal yi am yenn saay fu mbooloo di daje ñu jëm te xam ni fi nu jëm ak li nuy def li mu laaj mooy dal li mu laaj it mooy teey li mu laaj it mooy yiwe li mu laaj it mooy sellte li mu laaj it mooy melokaan wu rafet ci colka ci taxawaay ci def ci jëf li mu laaj ndax ñi nuy fekk si te am lu nu bëgg am na loo xamante ni boo ko bëggee di fekki ku ko yor da nga koy jaare ca yoon wala koy jox te yoon wa gën a jekk ci jox nu ko mooy sunu teggin ci ñoom ñu feeñal ko ci orma ya feeñal ko ci dal ga feeñal ko ci yiwte ga ak mbaax ga ak ñeewante ga
kenn ku ne àndandoo dofal si Tiwaawan fukki fan ak ñett ci weeru mars ci la ko jàpp muy dimanche 13 mars bu yàlla mayee tawfiix waxuma taalibe cheikh yi de ndax man duma jotal benn lay ci taalibe cheikh war téef la ci nun nu war koo def ñeneen ñi nag bu ñu amee lay mën naa leen ko nangul waaye kuy taalibe kuy soppe kuy wëllëre kuy njaboot bis boobu war na nga bàyyi loo doon def ñëw def ko sunu bisu engagement bu ñuy yeesal ci li nga xamante ni moo tegu ci loxoom te mag ñi teg ko ci loxoom mu nekk sunu bisu recueillement jëm ci sunu kilifa yi nga xamante ni li nu yaakaar ca yàlla ñoom lañ ko yaakaare te yaakaar naa ni njabootu alaaji Malick ku leen yaakaare yàlla du tas sa yaakaar mu nekk kon yoon woo xamante ni ñu ngi delluwaat rek di ko woote ci ndigalam di ko woote ci ay joxeñam di ko ñaanal yàlla dolli ko wér ak mbooleem ñi mu ko seqal di ay rakkam mbooleem njabootu Seydi Hadj Malick sunu kilifa gii fi teew rawatina rakkam yu tedd yii nu séq encadré nu àndandoo ñaan yàlla may nu tawféex nu fekke tal ba bis booba kenn ku ne cawarte mën laa may nga mën a yegg si sofal si Tiwaawan yàlla na nu ko yàlla boole defal loolu moo nekkoon yéene xalifa bi mënuñu koo jotal ndax am na koo xamante ni bu la sutee ba yegg fenn fi jotalal ko dana jafeñ waaye da nga koy def ci sa tolluwaay en tant que njaboot dugal ko ci matam en tant que kilifa matam yàlla na nu yóbbaale géew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق مقاصد الغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا mbooloo fi teew yépp dafa fekk ni gannaaw sëñ Moustapha compte rendu bu détaillé bi nga xam ni moom la joxe tubaab yi dañ naan l'organisation la gestion c'est le détail yii mu joxe moom rek moo ko mën joxe ndax moo fekke lépp si jamonoy baayam fekke lépp itam ñun dana wax ni ko am ku dudd lakk su ma neexee mën naa voyager dem fu nekk fan yi yëpp maa ngi woon diggante Mauritanie ak Dubaï lii mu nekk li fi yëpp man xaw ma ko fekke wu ma ko moom moo ko xam fekke ko nette kon nag ñu ngi lay sant si ndigalu góor gi di ñaan yàlla mu guddal fanam amiin ak suñu yeneen bàyyi yi nga xam ne ñoo topp si moom di ñaan yàlla ziar bi yàlla na ko yàlla def ziar bu mag a mag a mag parce que gis naa daayira yi nga xam ne ñu ñëw ko seq suñu dajalee rek jëfe ndigalu Seydi Aboubacar ak Seydi Hadj Malick incha allahu taala dana nekk li nga xam ne moom ko bëggee dafa am ñaari fait important yoo xam ni mën nu def déclaration bi te fàttaliku ma ko muy fee yu am solo sa maam Habib radiallahu taala anhu yàlla daf ko yóbbu si jamonoy ziar waaw sa maa duni naa dem da umraal ka Makka ba pare dem jëli koorom ma dem Paris dem jëli ko ma bëgg rek ngeen xam importance su ziar bi sëñ bi sama bi mi ngi ñàkk ko bokk ndey baay sëñ Habib ñépp jàppoon ni gannaaw moom sëñ Habib la yàlla yóbbu sama Abdou woo sëñ Mansour woo sëñ Abdou woo sëñ Mbaye woo sama Pam Maodo yëgal leen que ni waaye bu ko kenn tàggee ni sëñ Habib dafa wàcc liggéey waaye ñun ñi ngi ci liggéey ba tey ñaari responsabilité yi ñu am muy gàmmu soxna Umu ak ziar général bi duñ fi def lenn lu nga xam ni dana def perturbé ñi mu ni bu ko kenn tàggee ñu toog samedi soog dimanche nekk ba ziar bi jeex ñu koy dooraa tàggee xoolal lu am importance loolu dama bëgg rek ngeen xam importance su mag ñi fi ñu yóbbu woon ziar bi ak fi ñu yóbbu woon gàmmu sam bàjjan Umu Xayri
bàjjen xayri bu nga xam ne bi gàmmu gi si sëñ xalaat bi si Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha la jógee ndax ñi nekk si waañ wi daan togg daaw ñu am temps bu ziyaare sëñ Babacar ndax togg mu wutal leen bés bu nga xam ne bi c'est une semaine après mais mu dem ba xat ñu taxawal gàmmu gi kon ay cëru cosaan la beneen bi am importance te kenn bàyyiwu xel centenaire El Hadj Malick 2022 lay am 100 ans si biir suuf dégg en même temps anniversaire u xilaafa sëñ Babacar ñaar yëpp am ci 2022 ñu seet nag activité bi ñuy jublu mooy la première manifestation xadara bi ci 2022 si la ñuy commencé di célébrer le centenaire de radiyallahu taala anhu na ñëpp dugal loolu ci seen xel waaw daayira boo dem lépp lu nga xam ni yaa ngi ko def yaa ngi koy célébrer kon nag ñu mobiliser ziar général bi ak gàmmu bi ñu def ko célébration bu nga xam ne bi taxaw fa taxaw bu nga xam ne bi musuñu ko taxawee fenn incha allah te loolu lu am solo la ba démb si ngoon maa ngi waxtaan ak waa Paris ñoom fixé nañu le 11 juin seen gàmmu bi ñu daan am at mu nekk bi yoon ñu jagle ko centenaire bi di ko yëgal ñëpp sañu Habib nee na ñoom dañ ko bëgg def comme ren télévision amul li daan taxawee télévision ñëpp daje fa ñu def ko célébration bu mag boobu kon nag yal na yàlla barkeel lépp amiin waaw jéego yi ñuy bépp jéego bu ñu jéggi ba dem yal na ko yàlla barkeel yàlla mën na ko am na ko sañ na ko barele na ko itam yàlla bu yaakaar tas wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy Djamil mi nga xam ne tey moo fi sunu Seydi El Hadj Malick di sunu mag di sunu kilifa ziyaar ko nuyu sunu rakk yi ñu toogal di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha di nuyu Serigne Cheikh Omar Sy ak Serigne Abdoul Hamid Sy ak Serigne Babacar Cissé di nuyu waa daayiratul kiram ak waa daayiratul ahmadiya ak ñi ñu seqal bés bi di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñooy journaliste yi te ñëw toog fii ak mboolem ñi fi kew li Serigne Moustapha wax doy na matal na kàddoom la kàddu xalifa ba li Serigne Mansour Njàmbaas doy na muy témoignage bu rafet liñ ci doon dolli rek mooy fàttali ñaar yoo xam ni dañu ni woon dinañ ci insister mooy nit ñi bu ñuy ñëw ñu ànd ak dal surtout oto yi ñu ngi leen di ñaan xalifa bi ni bu ñuy ñëw Tiwaawan sorewul fu nit di jóge rek Tiwaawan dafay jege ci yow rawatina Tiwaawan léegi autoroute yu bari ñoo ko wër te yàkkamti wërsëg musiba lay indi nañu dal ci dikk bi dal ci dellu bi ñaareel bi itam ñu ngi insister ci jumaa ji nga xam ni ñu ngi koy taxawal ci Tiwaawan ñuy ñaan képp koo xam ni yaa ngi ñëw soo accès ñi ngi lay moytuloo chantier boobu parce que chantier public boo xam ne interdit accès au public la ndax matériel ba fa nekk dafa luur te boo fay dugg dafa am ay jumtukaay yoo mën a war a jëfandikoo ñuy bañ nag nit ñi ñëw ak seeni xel bu ñu agsee daw ndax xale yi léegi dañoo tàmm jël photo ña ngay photo ña ngay filmer di ko def ñuy moytuloo nit ñi moo tax wut nañu sécurité bu doy waaye balay sécurité ba ñu leen di moytuloo rek accès boobu ñaar yi lañu waxoon ni danañ ko ci dolli lii Serigne Mansour wax ci Serigne Habib bi mu génne àdduna dal na Serigne Mansour ci doomam bu mu tuddee sëñ Babacar Sy di doomu soxna Faat Sy Mansour bésu ziar général la noppal ci suba gi sama yaay doggali ko yónnee ndaw ci Serigne Mansour ni ko li gën a am solo mooy nañu denc néew bi ba ngeen ziar ba àggal ñu soog koo tàgge mbooloo ndax bu ñu ko jiitalee mu yàq ziar Serigne Mansour ànd ak Serigne Cheikh ca mbooloo ma
waxtaan ba mu jeex sëriñ Cheikh a ko tàgge mbooloo kon loolu tabaarakallah muy ay yoo xam ne am solo la sëñ Moussa jërëjëf ci kàddu yi xalifa bi yàlla na yàlla guddal fan yokk wéram yàlla na mottaleeg sago jumaa ji moom ak ay rakkam ak njaboot Seydi Hadj Malick yëpp yàlla na yàlla sàmm leen taxaw leen ñii ñëw itam yàlla na yàlla indi leen ci jàmm delloo leen ci jàmm di sant le ministre de l'intérieur bés bi daf ko jël ci turu président jëlu boppam boo xam ni daf ko jël en main CRD bii moo ko taxawal joxe ci ndigal ñu def ko parewul mu ni bu ñu paree dina jël rapport bi mu fexe ba semaine bii ñu def commission nationale boo xam ne moom ci boppam le ministre moo koy jiite loolu masul am mukk ci ziar général bi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di sant mboolem mi ci àndoon di ko dox yal na yàlla jàppale ñu jàppale leen di sant le président de la république ci taxawaayam ci bés bi ci taxawaayam ci xadra bi ak ci xalifa bi yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla indi ñëpp yal na yàlla indi bés bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Chers journalistes, chers membres de la Commission nationale pour l'organisation de la Ziara générale, Serigne Mouhamadoul Mansour Ibn Seydi Jamil, honorable, nos hommages les plus déférents à votre endroit, ainsi qu'à l'endroit de Serigne Habib Ibn Serigne Mansour, Serigne Cheikh Omar Foutiou Ibn Seydi Jamil, notre cousin à plaisanterie, Serigne Babacar Cissé Ibn Sokhna Moul Khayri, Serigne Moustapha Al Amin, chargé de l'organisation de cette présente édition de la Ziara générale, messieurs les présidents des Daïra Mère, Daïratul Kiram, Daïratul Ahmadiyya et toutes les organisations parties intégrantes, partie prenante de l'organisation de cette présente édition. Au nom du Khalife général des Tidjanes, je vais juste donner une économie du message qui a été délivré par Serigne Moustapha. Au nom donc du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans sa noble mission en lui prêtant la bonne santé, l'énergie et la longévité qui sied pour parachever l'œuvre de son illustre ancêtre, Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy, et celle de ceux qui l'ont devancé dans cette charge. L'occasion qui nous réunit ce jour est toute faite de symboles, puisque vous le devinez, elle renvoie à l'organisation prochaine de la 92e édition, je dirais la 90e, parce que vous le savez très bien, pendant 2 années, du fait de la pandémie, l'organisation de ce temps fort de l'agenda de la Hadratul Malikiya a été suspendue. Initiée depuis 1930 par l'illustre Serigne Babacar Sy, qui en son temps invitait les fidèles à faire les 5 recommandations, je dirais, qui sont devenues presque proverbiales lorsqu'il nous confiait de préserver ces 5, seen diine, seen tariqa, seen métier, seen daïra, seen yoonu Tiwaawan. Donc voilà résumé le sens de cette commémoration qu'il avait choisi pour symboliser le renouvellement du pacte entre le disciple et son maître spirituel qui a en charge son éducation spirituelle. Comme vous le savez, du fait de la pandémie, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour,
conformément aux recommandations des autorités sanitaires et après concertation avec la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, radiyallahu anhu. Et au passage, je profite de cette tribune qui m'est donnée pour présenter mes hommages à Serigne Maodo Sy, Ibn Abdul Aziz, et à l'ensemble de la famille de El Hadji Malick Sy. C'est donc devant le constat d'un recul rassurant de la pandémie qu'il a instruit Serigne Moustapha Al-Amin de réunir toutes les parties prenantes, comme il vient de le signaler, la Daïratul Kiram, la Daïratul Ahmadiyya et Fédération, le COSCAS, la Daïratul Muqtafin, le jumelage Sidi Jamil, Action Daraji, la cellule Zawiya Tijaniya, enfin toutes les organisations devant intervenir pour une bonne marche de cette édition, afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de son organisation le 13 mars 2022, Inch'Allah. Cette édition donc aura la particularité de marquer le retour de l'agenda spirituel et culturel de la Hadra Malikiya, nous l'espérons, dans un contexte toujours marqué par la prévalence de la pandémie. Ce qui nous dicte donc une approche différente de celle que nous avions l'habitude lors de précédentes éditions. Nous le savons tous, celle-ci drainera beaucoup plus de monde, beaucoup plus de fidèles venant des 4 coins du Sénégal et de la sous-région, du fait de cette soif de ferveur, comme Serigne Moustapha vient de le dire, que la pandémie a généré avec 2 éditions de Gamou non honorées et la fermeture des lieux de culte sur une très longue période. Le maître mot sera donc le sens des responsabilités par rapport à cette édition. C'est ce à quoi le Khalif, Serigne Babacar Sy Mansour, a exhorté toutes les parties prenantes, les autorités administratives comme sanitaires, le comité d'organisation, mais surtout les fidèles à travers les daïras, les fédérations et les coordinations. Soyons donc résilients en prenant toutes les dispositions qui s'imposent en termes de port de masque, de disponibilité de gel hydroalcoolique dans les moyens de transport comme dans les lieux d'hébergement. Et c'est un appel que nous lançons à tous les présidents de daïra, de fédérations et de coordination pour prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer du respect des gestes barrières. Car si la pandémie a bien reculé, elle est toujours là, alors ne soyons pas ses complices par notre légèreté. Mieux, en rapport avec les autorités sanitaires, un dispositif médical exceptionnel sera mis en place avec l'ouverture d'un centre de vaccination à partir du 12 mars jusqu'à épuisement du stock de vaccins disponibles pour permettre aux pèlerins qui ne sont pas vaccinés de pouvoir l'être, à ceux qui n'ont pris qu'une seule dose de pouvoir prendre leur 2e dose. Il y a également comme dispositif sanitaire la mise à contribution de postes médicaux fixes et la mise en place de postes médicaux avancés. Faisons surtout preuve de discipline dans les lieux de rassemblement, dans les lieux de culte et dans les mausolées de nos saints, en faisant nos ziyaras ce jour de manière religieuse, sans bousculade, en ordre, dans la patience et le recueillement. À l'endroit des automobilistes, comme Serigne Habib l'a bien souligné, nous recommandons de respecter les consignes des forces de sécurité et les exigences du Code de la route. En retour, à ces forces de sécurité et de défense et aux soldats de l'économie que sont l'administration de la douane, le Khalif recommande la magnanimité vis-à-vis de ceux qui empruntent la route venant de contrées lointaines, mus par le seul désir d'effectuer leur pèlerinage. Facilitez-leur le transit pour leurs personnes et leurs biens. Les victuailles qu'ils ont l'habitude de transporter ne servent que pour leur alimentation pendant leur séjour dans la ville sainte. Faites surtout preuve de tolérance à leur égard. Au-delà de ces recommandations, il importe également de vous tracer les grandes lignes du programme de cette édition qui sera placé sous le sceau de l'innovation avec une approche communicationnelle différente, au-delà du programme traditionnel marqué par l'arrivée du cortège à Tivaouane, certainement
nos présidents donneront un peu plus de détails par rapport à ce cortège. Au-delà donc de ce cortège, au-delà également du Gamou de Sokhna Oumoul Khayri, donc de la Daïratul Rahmati, et la Ziara proprement dite, qui est le moment phare, des innovations ont été apportées pour donner plus d'emphase à cette édition attendue par tous les disciples tidianes. Il s'agit de l'organisation d'un panel revisitant l'œuvre et les enseignements de Serigne Babacar Sy, l'édition d'un journal intitulé Écho de la Ziara. Voilà, chers journalistes, l'économie du message qui nous a été chargée. J'allais oublier aussi un élément extrêmement important, parce que lorsque nous recevons du monde dans un espace, cet espace-là a besoin d'être bien nettoyé. C'est la raison pour laquelle le COSCAS a décidé d'organiser, Inch'Allah, dans la journée de demain, ce qu'on appelle un cleaning day. Donc, une journée de nettoyage, Inch'Allah, pour permettre à ce que la ville soit dans les conditions pour accueillir toutes les populations qui devraient converger vers Tivaouane pour la Ziara générale. Donc, voilà un peu l'économie du message qui nous a été chargée de vous délivrer par le Khalif, en la personne de Serigne Moustapha et de l'ensemble de la famille de Seydi Hadji Malick Sy ici présente, tout en vous remerciant au nom du Khalif, au nom du comité d'organisation pour l'accompagnement habituel et empreint de générosité que vous ne cessez d'apporter à cette maison et à cette famille. Votre déplacement massif à Tivaouane en est la preuve palpable. Avant de clôturer nos propos, permettez-nous de transmettre les hommages de Serigne Babacar Sy Mansour à toutes les familles religieuses du Sénégal avec qui il partage cette ziara, qui est aussi la leur, notamment à Thierno Bachir Tall, Khalif de la famille omarienne, Serigne Mountakha Mbacké, Khalif général des Mourides, Cheikh Bekay Kounta, Khalif de Ndiassane, Serigne Cheikh Mahi Niass, Khalif général des Niassènes, Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Khalif de Médina Gounass, Mohamedou Makhtar Laye, Khalif des Layènes, le cardinal Benjamin Ndiaye, mais également à l'ensemble des familles des Muqaddam de Cheikh El Hadji Malick Sy. Mais également à son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, et son gouvernement, qu'il remercie pour les instructions données et les dispositions déjà prises pour la bonne réussite de cette présente édition. En vous remerciant de votre aimable attention, je voudrais, avant de clôturer, donner un peu la liste des médias qui sont présents à ce point de presse et les remercier au nom du comité. Parmi les organes de télévision, il y a Asfiyahi, Malikia, RTS, Al-Ajdad TV, Sodiprom, Sen TV, Dakar Actu, Kaddu Askan Wi, Rewmi 7 TV, Bantamba TV, Diamé TV, Tivaouane 24. Parmi les radios, il y a la RFM, Top FM, Témoin FM, RTS, Mourchid FM, Dabakh FM, Al-Bayan FM, Sud FM, LAS, Kaddu Askan Wi, Étoile TV, Thiès TV, Tivaouane Actu TV, Cellule Zawiya Tijania, Mamdokh TV, notre chère télévision. Voilà un peu les médias qui sont présents. Soyez-en vivement remerciés. Et un dernier remerciement à Sénécartour de notre cher frère Mbaye Sarr, qui nous a donné toute la logistique nécessaire pour transporter nos chers journalistes de Dakar à Tivaouane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla yokk ay fanam dolli ko wér di nuyu di ziyaara njaboot Seydil Hadji Malick yëpp di jéggal rek ci kàddu yu ñu fi yëkkati ndax mag ñee ko tërale nii ba ñu tàmbalee liggéey ziyaar général ci jamono
maam Cheikh Seydi Aboubacar radiyallahu anhu ba léegi commission bi buñ fi accès li jëm ci données techniques dañu koy sant ku jiite yenu commission boobule ki fi doon teew mooy alxaaji Sele Diop àndoon ak mag ñi ba mu génnee àddina daayiratul kiram daayiratul ahmadiya national ak fédération ahmadiya daal di dajaloo ne comme que ndaw laa nañu sukkandiku ci sama kàttan ñoom mag ñi ñuy xalaat ndaw ñi di exécuter loolu moo ma fi andi tey toogal ma fii waaye daayiratul kiram ak daayiratul ahmadiya ak fédération ahmadiya ñoo ma santoon ni nañu yëkkati ay kàddu ci ginnaaw daje yu ñu daje ca Dakar waxtaane lu jëm ci wàllu ziyaar bi ci taxawaayu taalibe yi ñu ne ginnaaw bu xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour yëkkatee ndigal teg ko ci loxo Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin woo na leen ñu ñëw daje fii ci Tivaouane mu wax ak ñoom instruction yi nga xamante ni moom la xalifa bi bëgg ba mu noppee ci ñoom commission bi woote na ak ñu ko sekk muy fédération Dakar fédération Thiaroye fédération Rufisque et banlieue fédération Sendou fédération Yène boole ci bureau fédéral bi union des daïra Tijane du Sénégal boole ci action daara ji boole ci daïratul muxtafina bi asaari abaai wal ajdad boole ci daïra fédération muxtadina bu Pape Sidi Ahmed Sy Thiers fédération Serigne Maodo Sy fédération Mutam Sikina daayiratul mustachidin wa mustachidat lépp loo xam ni kër gi am na ko ak fédération Bargny lépp loo xam ni kër gi am na ko dajaloo nañu foofa ca Point E am yu ñu waxtaane ñuy insister ci daayira yi que ne ziyaar bi comme ni ko kilifa yi waxee ñu ngi ñaan ñoom daayiratul kiram ak ahmadiya ak ñi ma tudd ñépp daayira buy jóg dimanche bi di ñëw na ko midi fekk Tivaouane loolu insisté nañu si ñañu ko sëkkal wax nañ leen ko daayira bi ñu ngi wax ni am na gàmm gu fiy am le 12 mars muy gàmm soxna Umu te daayatu rahma yenn ko ñi nga xam ni ñu ngi dëkk fu sori ñu ngi leen di ñaan pour ñu ñëw fekkee si gàmm googule daayatu kiram ak ahmadiya ak ñi ko wër ñu ngi wax yéen ñi féete Cap-Vert di Dakar que ni convoi bi mu ngi déparé allée du Centenaire boulevard Général de Gaulle ndax bu njëkk avenue Gambetta lañ doon daje mooy nekk léegi avenue Lamine Gueye fa lañ doon daje doon ñëw fekk fii sëñ Babacar Sy léegi nag ñu ngi joxe ñoom ñëpp rendez-vous boulevard Général de Gaulle incha allah mise en place 8 heures départ bi 8h30 bu ñu fa jógee dañuy jël avenue Seydil Hadj Malick jël autoroute bu ñu ñëwee ba EDK Pikine fa la ñuy dugg ci biir banlieue bi comme naka mag mi doon doxale daañu jaar ci buntu kër Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji ñépp ñi nga xamante ni ay njaboot lañ ñi nekk ci biir banlieue bi foofu lañ joxante rendez-vous pour convoi bu Dakar bi bu génnee jaar foofu jël leen na mu ko doon jëlee bu fa génnee mu ngi génnee poste Thiaroye jël route nationale bi ñi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar
nekk Tivaouane Peulh ak cité ya ko wër commission bi waxtaan nañu ak ñoom pour ñu génn ci rond-point Kër Massar bi bu ñu ñëwee ànd ak ñoom yóbbu leen dem Bargny ñi nekk Bargny ñëpp ak ñi nekk Mbao ak ci yoon bi ñu ngi joxante rendez-vous Bargny pour bu ñu mënee ñu mën leen jël bu ñu jógee ci Bargny ñu ngi uti ji Diamniadio yéen naka dalee todd ba yéeni géej yéeni kaw ak village yi ko wër yëpp waxtaan nañoo ak ñoom ñaŋal pour ñoom ñëpp ñu ñëw Diamniadio ak tundu séeréer bi di jas ak yi ko wër yëpp ñu dajaa Diamniadio bu convoi bi ñëwee mën a ànd ak ñoom jul national bi jël Sébikotane jël Pout bu ñu agsee nag ci EDK bi contournement Thiès la ñuy jël boobu la ñuy jël daw ndànk ba keroog ñuy agsi Tivaouane loolu mooy itinéraire bi moo tax ñuy ñaan ñi nekk Cap-Vert 8 heures pile mu fekk leen boulevard Général de Gaulle 8 heures 30 ñu mën a départ ndax bëgg nañu ci kàttanu yàlla midi mu fekk ñu Tivaouane ñu àndi njaboot gi comme naka mag ñi doon àndee déglu leen ñu wax leen lañ leen war a wax ñu ànd ak déglu ko jëfe ko ba déwén loolu la ñu insisté woon daayatul kiram nag mu ngi wax ni fédération yi fu ñu mënti nekk ak dawaayir yi fu ñu mënti nekk moo xam Ndar la ak Kaolack ak fu ñu mënti nekk ñëpp midi incha allahu na leen fekk Tivaouane fii pour ñu ñëw mën dégg su xalifa bi waaye dégluwaale njabootu maam Seydil Hadji Malick yëpp loolu mooy instruction yi ñu doon joxe wax nañu ni tamit ni ko sëriñ si waxee ñoom wax nañu ko daayire yi mooy daayire bu ciy jël oto na nga def carburant plein ndax li ñuy bañ mooy dem ba ci biir oto di génn naan dafay jël carburant muy andi perturbation oto bi siy jënd tamit ticket balaa ngaa génn Dakar na nga jënd ticket génn Dakar ndax Cheikh Abdoul Aziz Al Amin bu daan mësaan agsi fii dafa leen doon wax ni lépp loo xam ne autorité yi tëral nañ ko ci réew mi boo leen di ziar da ngeen tënku ci autorité yi wax ndax bëgguñu mukk ngeen di ñëw di ànduwaale ak moo tax képp kuy dagg ticket balaa ngaa génn na nga dagg ticket pour mën a ànd ak convoi bi pour mën a ñëw daayiratul kiram ahmadiya nee nañu yéen njaboot giy ñëw ku siy ñëw na nga àndaaleeg laab ndax béréb bi ñu jëm loolu la laaj kon ñu bàyyi xel ñi war a jàpp ñu jàpp ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci xurum bi tey charia tënku leen ci wàllu jumaa yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax daayiratul kiram mi ngi ñaan tamit ni bu ñu agsee ci raw bi bu ñuy ñaan nañuy ñaan yàlla ci barke ñi fi tëdd loolu toujours dañ koy waxtaane ñoom ci seen réunion pour ñi nga xamante ni ñoom la ñu yërif waaye ñu ngi sant bu baax di leen gërëm ci seen tur ñoom wax ni li sëriñ Abdoul Aziz Dabakh defoon digganteem ak Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin daayiratul kiram ak ahmadiya ñu ngi ciy sant kilifa bi moom xalifa bi ba mu jëlee lépp teg ko ci loxo Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha mu woo leen wax leen li mu bëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko wér daal lu ko sàmm yéen ñi suñuy kilifit yàlla bàyyi leen fi ngeen ñu gunge ba ci kanam a kanam ñun ñii di njaboot yàlla nañu yàlla may ñu mën a ommatu taxaw fa ñu mën a taxaw ba keroog boo leen ñu xoolee ngeen xam ni doy nañ leen njaboot yéen it bu ñu leen xoolee ñu xam ne doy nañ leen kilifa looloo ne woon kaddu gi salaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñaan taalibe yi norme de sécurité yamu laaj dëppawul ak mbooloo mi kon képp koo xam ne yaa ngi fi nekk bul jéem a jublu ci fa ñuy liggéeyee ndax risque yi nga xam ne am na fa nan yem rek ci taxaw ak ñaan yàlla àggale ko ci kanamu sëriñ bi ak njabootam bu tedd gi toog ak njabootam gépp ak mbokk taalibe yépp di fàttali ni lii ma takk pinsi la boo xam ni junni lay jar ñuy ñaan bépp taalib bu ñëw nga fànnoo ko dinañ am ay kiosque yu ñuy teg di ko fa joxe di ko baaxe ñi nga xam ne duñ ko bëgg ndax mottali jotaayu sunu pas-pas ci li nga xam ne mooy jumaa ji kon pinsi bi junni lay jar nan am ay kiosque yoo xam ne dañ ko teg dañ ci ñëwaat ci yeneen émission yoo xam ne dañ ci war a waxtaane loolu Jamaatul Nuur al Sunniya moo ci beneen bi ci des mooy Serigne Babacar Sy Mansour mi ngi ñaan taalibe yépp ni bu jullee tisbaar ba pare dina ko fekk ci bërëb ba ndax nit ñiy delluwaat ci gox yu fasanti ko yi bañ a guddee ndax li nga xam mooy yoon wi di ñaan chauffeur yi
ñu daw ndànk njëkkante bi jaru ko indi taalibe yi delloo leen ci jàmm ëpp bëgg a ñëw indi leen delluwaat ñuy respecté code de la route sëriñ bi nee na sëñ Abdou Hamid wax na ko ñëpp ñoo xam duñu jóge ci frontières yi nu wër di ñëw te seen yéene ci kër gi ñu koy màndargaale lu ñuy indi pour di ko dimbalee kër gi ak taalib yi fii ñëw ñu yombalal leen ko mooy douanier yi ak policiers yi ñuy ñaan suñu mbokk gendarme yi ñu am tolérance ci ñi nga xam ni ñoo yor oto yi bàyyi leen ñu daw ndànk dina am jalonnement boo xam ni Thiès ba fii dafay am kon ñi ngi ñaan ci sécurité yàlla na yàlla may ñu fekk ko ak jàmm mbooloo mii nag ku ko gis tey di nga xam ni kilifa bu ak njabootam déggoo xelam dal lii mooy waral ni sëñ Mansour Sy Djamil mii nga xam ne moo toog di seen mag uuf leen uufaay bu rafet bii yëkkati kàddu yu rafet yi jëmal ci ay kilifaam dañ koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd mu yàgg a ànd ak rakkab yi ak mbépp taalibe yi kon mbokk yi dama bëgg ñu jox sëriñ bi ni mu ubbee woon ñaan mu ñaanee noonu tëj yal na yàlla nangu ñaanal liy bégal nit ñi nag tey dalal suñu xel mooy li sëñ Babacar Sy waxoon nee na sëñ Babacar man daal Babacar mbooloo mu ay mag nekk di xalaat ak i ndaw yuy jëf moo ma gënal mbooloo moo xam mag kese la ak xale kese la loolu mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon noonu koo matale jëme ci yi nga xam ni président Abdourahmane mi nga xam ne mooy comité d'organisation nee na Tëngéej dañuy jëlee fédération Tëngéej ak banlieue doog leen a indi kon ñi ngi ñaan ñëpp yàlla joo leen ci jàmm ak hors antenne nag yéen journalistes yi xalifa bi prévoir ne leen fu ngeen añee xam naa loolu du ngeen ko enregistré kon mbokk yi ñuy ñaanal bu baax sëñ Mansour Sy Djamil ma dellu ci di ko ñaanal ci xam-xamam ak sac bi mu doon ci kër maam di ñaanal sëñ Habib mii toog mën naa koy tudde moom le médiateur parce que moom yu ci bari ci administration moo ko ci dox di gërëm sëñ Moustapha yàlla taxawal ko sàmm ko ndax bi ko mag ñuy toogloo ci daara ji lii moo taxoon kon yàlla na yàlla wéral ko moom it sàmm ko sëñ Pape Cissé ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi gis nanu nii nga taxawee sa sang yi nga xam ni bis bu ne xam naa sagari njaam yi dina ñëw insha allah ñëwagul ñu jël sëñ ki nga xam mooy sëñ Cheikh Omar sëñ Cheikh Omar mi nga xam ni moom it womatu léppam di sëñ Mansour léppam ak président daayira ak président fédération ak ñi fi ñëw président commission di gërëm bu baax Khalifa Niang loolu it jar na wax ak Diène mi nga xam ni jiite ñi nga xam ñoo ko yor kon dañuy jox sëriñ bi ak sëñ Abdou Hamid mi coordonné communication ndax lii dañ daan def appel rek waaye lii mosula am kon lii mu am tey ci innovation dafa dëppale bis bi ak jamono te dëppale bis bi ak jamono du dindi dara ci pas-pas yi lu dul yokk kon sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci sa taxawaay kon ñu jox sëriñ Mansour Sy Djamil mi nga xam ni mooy taawu sët yi mu yëkkati kat ñaan lii ngeen def site yi fi ñëw yëpp tooge nii ak presse bi nga télévision yi ak rajo yi fi ñëw di wax ni kontaan nañu lool ci taxawaay bi yal na leen yàlla fay gërëm sant leen incha allah ñu dëppoo nag ci li nga xam ni mooy reportage yu ñuy def ñu génne li dëppoo kër gi bu kenn dem génne loo xam ni tey jii buñ ko xoolee dina gàkkal fii nga xam ni mooy dëkku Tivaouane bi nga xam dëkk bu sell ñu ngi koy ñaan ñëpp journaliste yëpp ñu ngi leen koy ñaan ñu dëppoo ci loolu sëriñ bi kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf wax dëgg yàlla ni dalal xel ndax sambaay daan wax doom mag ñëpp dem nañu doom yi ak sët yi ñoo fi des yàlla bu ñu desee puso bi mu réer sambaay daf ma naan wax yéen de mag ñi la yéen nag yéen ay doomu mag ñi ma bokk si benn organisation internationale bu tudd Ulul Baqiya lawlaa kaana min al-quruuni min qablikum ulul baqiyya yanhawna ani l-fasaadi fil ardi illaa qaliilan mimman anjaynaa minhum wattaba'a allaziina zalamuu maa utrifuu fiihi kaana doomu mag ñi nag li ñuy ñaan rek yàlla li mag ñi daan def te ñun ñëpp mag ñi seen avantage doon wax ñu dégg ñu jëf ñu des ñu gis te ñun ñëpp gis nañu li ñu def kon nag suñu demee bàyyi noo responsabilité bu toll nii ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla jox nu kàttan te yaakaar bi ñu ñi am yàlla bu mu tas waaw yaa hayyu yaa man nusiba lahul hayaat wa daa mansuba mimman subhaanaka ta'aala subhaanaka asmaa wa tanazzahat an al-mustami'aat ta'aazama zaatuka an al-misaal wa shariik
والنظير والصحابة والوزير، فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية، فانبسطت الحياة من حياتك، فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين، كما لك البقاء ولعبادك الفناء، كما لك البقاء ولعبادك الفناء، كما لك البقاء ولعبادك الفناء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقرع باب الغير يا ربي لم يفد، لذاك صرفنا نحو بابك بهذه وبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي. dama ànd ak baayam ñu dem Màkka, moom laa daan tawaafe 27 ans bayti bi, ma ànd ak baayam ñu dem Màkka, ñu ñëw ba jut buntu Kaaba gi, ma wax bayti bi, naar yëpp tey tëj seen ay kay topp si bayti bi, ma ñëw góor gi ni ma baamtu ko mu ni ma baamtuwaat ka ma baamtu mu ni kenn du Alaaji Maalik. dafa mel ne buntu bii moo taxoon woy bayti bi depuis loolu nag ñaan bu ma ñaan bayti boobu laa ko téye. yal na yàlla nangu ñaan yëpp di gërëm yëpp. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Tiwaawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji Maam As am say ngërëm. Tiwaawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji Maam As am say ngërëm. Tiwaawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji Maam As am say ngërëm. Tiwaawoon woote kon nag